seetantal Oustaz Taib Socé ak Imam Biram Pouye. alors Passe tey lan mooy thème bi ci waxtaan bi ci seetantal. waaw thème bi nag lu yomb na jafe na parce que suuf dañ naan quand le sujet est court. le développement est plus difficile. vivre cette autre opportunité. une interrogation moo tax tey li nga xam ne mooy seetantal ñoom ñi ci waxtaan Imam Biram Pouye ak Oustaz Taib Socé ñu ngi leen dalal ci plateau Tok Tok Sénégal Imam Biram Pouye. di la fay sëñ Pass di la nuyu di la ziar di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu waa Sénégal yëpp di nuyu soxna Aïssatou di ziar ñëpp ak di ziar sama Oustaz Taib Socé amaat kontaan bu matale ñëwaat si ëttu Tok Tok Sénégal si seen pencum seetantal ngir waxtaan li nga xamante ni lu am solo la mooy vivre cette autre opportunité muy dund maanaam beneen njëriñ la wala beneen mbir la boo xamante ne ndax ñu ngi ciy bàyyi xel tey noonu lañ waxtaanee sëñ Pass. Oustaz Taib Socé namoon nan la ñu ngi lay dalal. jërëjëf namoon naa leen may itam defe naa ne avant. julli gi la ñu gisee woon. ñu ngi leen di ziar di leen baal ak. di ballu ñëpp ak di ñaan yàlla répété ci sunu kaw ay tabaski yu bari. amiin yaa rabbi. ci barki yonent bi mbas mi yàlla na ko yàlla jëlee fii mu dem. parce que itam loolu ñu ko ciy boole subhanahu wa taala. vraiment di am mbégte di nuyu soxna Aïcha. incha maa ngi lay fay Oustaz. comme dañuy tàmbale ak yow rek Oustaz Taib Socé ci question bi nga xam ni moom la ñuy tàmbalee mooy dund ban sens la am ci islam dund la vie. la vie alxayat li ñuy tuddee alxayat dafa am dunya am xayat maanaam dunya bi mooy li yàlla bind nii mais xayat bi nag mooy dund bi yàlla bind doomu aadama dugal ko ci biir. mu ciy dund nattal ko quelque temps wala quelques années ak yu demee noonu. temps bi ñu juddoo ba bi ñuy génn àdduna. ci biir àdduna bi. àdduna moom dafa yaatu dafa yàgg encore. mais dundu doomu aadama ci biir àdduna moom moo gàtt. léegi nag vie bi moom la ñuy tuddee loolu mooy temps bi ma juddoo ba keroog may génn àdduna diggante bi dama ci yàlla nattal. loolu nag dafa nekk loo xam ne xéwal gu rëy rëy mooy xéwal gi gën a rëy ci xéwal yi yàlla defal doomu aadama. bind la def la doomu aadama bind àdduna bi tabax ko ba pare condition yi nit ñi dundee yëpp yàlla def ko ci biir àdduna. ba pare bind la yow doomu aadama dugal la ci biir. moo tax yàlla di wax ni xam nga dafa bind asamaan bind suuf def ci ay li doomu aadama di soxla ci diggante asamaan ak suuf. bind géej bind li ci xéwal yeeg yëpp ba pare doog a bind doomu aadama wàccee ko ci suuf soosu ne ko nag dundal. moo tax mu ne wa laqad karamna bani aadam man yàlla dama teral doomu aadama teral bi mooy avant ngay ñëw daf la tabaxal sa kër li ngay dundee yëpp mu dugal ko ci biir. ba pare bind la nag wàccee la ci. wa laqad karamna bani aadam man yàlla maa teral doomu aadama maa ko jël teg ko ci géej gi doomu aadama mooy exploité li ci géej gi li ci suuf si encore doomu aadama moo koy exploité te yàlla bindul nit rek am na yeneen yu ma bind waaye nee na yi ma bind yëpp doomu aadama moo ma ci gënal. su ko defee dund boobu ñuy dund nag na doon xéwal gu rëy nga rafetal ko. rafetal ko mooy ci temps bi nga fiy dund yàlla dina wax ne yéen doomu aadama yi soo xoolee. lépp loo xam ne lu doomu adama di dundee ci àdduna bi tagalal naa leen ko ngeen di ko def de sol yére yaa bani aadama xuzu zinatakum inda kulli masjidin siina la wax c'est-à-dire li nga xam ne rafet na ci temps bi ngay dund nga di ko sol wa kulu washrabu lekk leen encore naan leen mais bu leen yàq wala tusrifu bu leen ëppal kon fii dañ fi nekk di jëfandikoo mais du ñu yàq du ñu ëppal naka noonu lépp nekk loo xam ne lii xéewal lay doon ci doomu aadama bi ni nga koy defee na xéewal mooy yàlla moomu da nga ko koy delloo ni nga ko koy delloo mooy nga sant ko. c'est important ci nit bu ko yàlla bindee mu xam lan moo tax yàlla bindoo. parce que fii kenn du fi def lenn loo xam ne amul lu tax nga def ko. kon yàlla bind na àdduna bind na doomu aadama bàyyi ko ci kaw suuf mais nit bu ñëwee ci kaw suuf il faut mu xam li tax yàlla bind ko li tax yàlla wàccee ko. lan la mooy ñu jàng ko. doo fi nekk rek topp sa bakkan topp lu la neex parce que amul chance. bi la yàlla bindee ci àdduna bi daf na defer leen ndax dafa defer ba mu baax. mu wàccee ñu ci kaw suuf ne ñu defer leen. kon ñu nit buñ ci nekkee defer lañ war a doon. defer bi nag mooy suñ diggante ak sunu borom. defer bi mooy sunu diggante ak sunuy morom. ñun ñi fi nekk di defalante lu baax di rafetante lu baax. àdduna nag dafay neex tey ba subaa mu naqari tey dafay ñuul ba subaa muy weex yooyu am na ci ndax noonu la yàlla bindee doomu aadama mais nekkunu nit ci doomu aadama mooy nga sant yàlla mi la bind. jox la xéewal wàcce la ci àdduna bi parce que kenn wàccu fi sa bopp d'accord nañ ne encore àdduna bi kenn tabaxoo ko suñu borom ngëm-ngëm yëpp musulman chrétien ngëm-ngëm yëpp loolu lay gëm nañ ne encore kenn indiwuñu fi ki ñu fi indi mooy sunu borom ngëm-ngëm yëpp
gëñ nañ loolu kon ki la fi bind ki bind àdduna bi bind la wàccee la fi war ngay xam li tax mu indi la fi li tax mu indi la fi nag tuddee ci l'islam wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne wàccee leen ci kaw suuf lu dul ñu jaamu ma nee na maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yut'imuni buñ liggéeyee nañ jël laajuma leen dépense laajuma leen dara l'essentiel nañ ma wéetal reconnaître ne man yàlla kenn la su ko defee li tax ma bind leen fi encore ñu xam ko mooy ñuy jaamu yàlla di rafetal di tabax adduna bi di ko defaral loolu daal wax dëgg yàlla maanaam mooy xéewal gi gën a rëy yàlla defal ko doomu aadama mooy bind la ba pare may la vie nga ne ci àdduna bi di ci dund. alors yaa Oustaz ci vie boobu naka la jullit bi di def ba waajal ci àllaaxiram. dañ ne soo paree da ngay jël benn dafa am dustur ñuy tuddee constitution de la vie dafa am benn ay alquran wabtaqi fii ma ataka laahu daaral axira wala tansa nasibaka min ad-dunya noonu la nit war a nekkee ci àdduna bi yàlla moo ne li ma la jox dafa bari nag wabtaqi fii ma ataka laahu profitool ci li la yàlla jox li la yàlla jox mooy lan jox na la santé jox na la xam-xam jox na la li yàlla jox doomu aadama dafa bari yàlla mu ne liggéeyal ci sa këru àllaaxira mais nag bul fàtte sa cër ci àdduna kooku la ñuy wax ne mooy dustur mooy constitution de la vie mooy dusturul xayat nit ki ku ne ci àdduna bi rek foofu nga war a teg sa tànk li ma la jox wabtaqi fii ma ataka allahu sàkkul ci li ma la jox lan la jox ku ne xam nga li la yàlla jox bu dee santé la xam-xam la expérience la lim la jox mu ne wabtaqi fii ma daaral axira liggéeyal ci yowmal qiyaama waaye nag wala tan sa waaye nag bul fàtte mukk sa cër ci àdduna kon li nga war a jiital mooy lépp looy def loolu nag bi ñu ko yónnent bi di firil yonent bi daf ne innamal a'malu bin niyat jëf yi yëpp mu ngi ci intention yonent bi ne li may def li ma ci sàkku bu ma yàlla joxee xéewal naa ci préparé yowmal xiyam te bu ma fàtte sama cër ci àdduna naka yonent bi ne ne lépp looy def teg ko ci intention yonent bi ne ne même 5000 francs bi ngay jox sa soxna mu nekk dépense boo ci amee yéene bu rafet yàlla fay la liggéeyal nga ci àllaaxira dañ la koy fay te bu la ci toggalee ceebu jën defaral na àdduna comprendre nga boo joxee 5000 francs wala 10 000 francs jox sa soxna ci yéene di ko ni ko yonent bi waxee yàlla fay la ci àllaaxira ci joxe bi nga ko jox loolu jaamu yàlla la bu la ci toggalee ceebu jën am nga ci àdduna kon lépp looy def intention ba bu rafetee liggéey am nga ca àllaaxira waaye nag encore àdduna bi yaa koy jëriñoo moo tax jëf liggéeyal àdduna ak liggéeyal àllaaxira boo rafetalee sa yéene c'est la même chose da nga koy jëf am àllaaxira en même temps am ci sa àdduna imam Birame Pouye ñu ngi wax ci dund waaye c'est important ñu xam lan mooy dund c'est vrai jërëjëf Paas di gërëm baaxoo Oustaz Taib Socé ci leeral li nga xamante ni leeral na ka je pense que kenn ku ciy bàyyi xel dina xam ni maanaam nit ki ñëw ci kaw suuf di maanaam di làmbaatu dafa am benn mission bien déterminée comme kenn ku nekk mën na recruter ci entreprise da ngay am ce qu'on appelle benn job description mooy li nga xamante ni mooy tax nga mériter sa salaire ñun pour ñu mériter li ñuy nooyi di ko dund il faut que aussi ñu xam lan moo ñu tax a jóg. C'est quoi vivre lan mooy dund déjà vivre c'est agir maanaam dund soo ko gisee rek mooy yëngatu d'ailleurs boo xoolee loolu mooy symboliser jëmm doomu aadama moo tax sax médecin bi boo xoolee nit ki pour mu vérifier que dundatul sax day de vérifier pouls bi ndax mi ngi yëngatu xool battement cœur bi donc bu fekkente ne am na ay mouvement yoo xamante mi ngi koy bàyyi xel ci yaram bi rek loolu signe de vie la donc kon vivre c'est agir moom mooy yëngatu mais vivre c'est moom mooy donner mooy joxe c'est donner parce que kuy dund dafa am looy joxe lan ngay joxe pour recevoir dara même booy nooy sax dafa am effort yooyu def pour mën recevoir l'air donc dund mooy lan dund moom mooy yëngatu goo xamante ni da ngay dëppaleeg sa conscience bi ñu la jox parce que sinon da ngay mel ne comme bàyyi ma bi nga xamante ni day dund waaye moom dundam dafa am benn instinct bu muy lijjanti mooy instinct animal moom mooy lekk ba suur wala naan ba màndi wala sëy loolu la réflexe bi nga xamante ni moom la doomu aadama war a sore moom moo tax ci islam yàlla day wax ni attention il ne faut pas être comme les animaux kal an'am yenn saa mu ne pire que les animaux bal hum adal am na ñoo xamante ni ñoo say yées animaux yi parce que ñoom ni ñuy dundee moom dañoo dëppale seen dund seulement ak dund animal mais duñ réfléchir kon vivre c'est réfléchir parce réfléchir moom mooy bàyyi xel ci li nga xamante ni moom la yàlla jox mooy li nga xamante ni mooy les 5 sens li la yàlla jox mooy jaww ji nga xamante ni moom moo la kii nañ jël benn exemple bu simple ci ce qu'on appelle vivre nañ jël vivre c'est respirer mooy noyyi parce que bu ñu xoolee jamono ji li gën a manqué ci àdduna bi moom mooy oxygène en tout cas bu mu nee manqué par rapport aux hôpitaux yi
démb rek ñi ngi wane Birmanie benn waay bu maanaam sëram am Covid 19 mëntu nekk ci hôpital yi ñu fokk toog sa kër waaye oxygène bi dafa manqué ñu wan leen ñoo rang bu gudd pour wute oxygène bi ñëw oo ko ci rang bi ne ko jaratul ngay wut oxygène bi parce que génn àdduna oxygène dafa manqué. On va prendre benn exemple bu simple ci oxygène boobu xam nga oxygène nga xamante ni Lavoisier moo ko tuddee woon oxygène en 1777 xam parce que Lavoisier benn chimiste la moom dafa gëmoon ni rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme maanaam parce que oxygène boo xoolee jaww ji ñuy yeewoo paas dafa am ce qu'on appelle air bi ñuy nooyee wala atmosphère bi 21% bi oxygène la mais doomu aadama oxygène lay dundee 62% si biir doomu aadama nu muy fonctionner oxygène la même ndox mi ngay naan da ngay dégg ndax oxygène la parce que day am dihydrogène ak monoxyde boo xoolee donc H2O ngay wax moom mooy oxygène boo xoolee nooyi lan la nooyi moom mooy di xëcc ngelaw bi ne ci biti ngelaw gi nekk ci biti 21% nekk oxygène nga dugal ko ba mu dem au fond de toi ba ñëw li nga xamante ni mooy sa yuur bi loolu nga koy répété borom xam-xam paas dañ neenoon lan bu ñu toogoon paas jël 5 secondes laa defa de am nga 5 secondes amul benn valeur ci wàllu yenn mbir yi mais 5 secondes bu ñu ko dindi woon ci àdduna bi ñu bloqué àdduna bi 5 secondes amul oxygène bâtiment yëppay daanu parce que bâtiment yi dafa am oxygène oxygène moom mooy tax mu créé idée de liaison boobu bu amul oxygène dafa léppay màbb kon vivre moom mooy lan nga bàyyi xel ci opportunité yi la yàlla jox parce que oxygène bii nga xamante ni passe bu nit ki feebaree xoolal Covid bi am na ñoo xam ne dañuy soxla 7 litres par minute 7 litres d'oxygène par minute 7 litres alors nit ki ba mu juddoo ba léegi ñaata de milliards de litres d'oxygène la utiliser par jour alors bu toogee benn jour ñu bloqué ko du mu génn àdduna léegi ñi nga xamante ni imagine ku feebar Covid 19 benn journée 2 journées amuloo oxygène nga génn àdduna kon vivre moom mooy lan mooy nga bàyyi xel ci xéewal li nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala jox la ko ba heure boo yeewootee dans ta vie nga ne attention vivre mooy lan prendre compte lii ma yàlla subhanahu wa taala jox ma xool ban relation laa ci am ak moom. alors Imam yaa ngi wax léegi ay opportunité alors opportunité yooyu dañ leen di créer wala dañ leen di saisir. très bien xam nga opportunité moom mooy ay xéewal bu ma ko mënee wax ci wolof bu gën a simple. parce que le milliardaire il est milliardaire parce que lui dafa jëloon ay yenn opportunité jël donc parfois on peut saisir l'opportunité. parfois on peut créer lan mooy saisir opportunité moom mooy de base passe bi la yàlla defee nit loolu opportunité la pour nga am lépp moom la usaafa léegi. yàlla dafa la xaar dafa la bàyyi ma nit la def wala xaaral karam naa bani aadama le fait que nga nekk nit loolu opportunité la le fait que tu sois humain. loolu opportunité la parce que être humain moom mooy réfléchir am benn cerveau. di réfléchir donc opportunité moom mooy lan mooy yi la wër nga bàyyi ci xel ñu war la jural ak njëriñ. ndax da nga koy jël wala ndax da nga koy créer am na yoo xam da nga koy jël am yoo da nga koy créer boo nekkee nit da ngay saisir le fait nga nekk nit loolu opportunité la pour jëm ci kanam. nit mooy créer avion mais nit mooy créer bombe tey jii loo feebar nit moo lay tim moo lay faj. boo génn at nit moo lay suul donc yàlla boolewuñu kenn lu suul ay moroomu nit jox leen ay xel. nit moo lay jaay benn terrain nit moo lay jaay oto. li nga gën a bëgg yëpp boo xoolee nit moo la koy jox. am na ko xam dans au fond de lui iPhone 12 la bëgg am oto la bëgg am kii nanga ma yooyu yëpp yàlla ci loxo nit ñi la ko def. kon yooyu da nga koy saisir moom mooy nit day nite. donc bi ngay saisir mooy opportunité bi ngay jël mooy le fait que nite mooy bàyyi xel moo tax islam am ay garde-fou waroo yooxu nit ñi waroo saaga nit ñi waroo jëw waroo sàcc yooyu yëpp pour que opportunité yi nekk ñëpp am ci accès parce que l'agresseur wala le violeur wala le voleur lui ay opportunité jàmbur lay jël parce que waa ji il est milliardaire wala il est millionnaire wala il est kii mu jël ko mais lan mooy créer opportunité moom mooy yàlla subhanahu wa taala ba mu la joxee xel la bàyyi lépp nag yàlla da la jox lépp da la jox xel mu ne fa ay na tasabun fa ngeen jëmati kon adduna bi ñuy dund dana war a créer ay opportunité mooy heure boo yeewoo passe wala ay sota nga ne cette nouvelle journée opportunité la pourquoi parce que combien de milliers de personnes ñoo génn adduna tey ñi génn adduna lan nanu def ba génn adduna nothing dana waroon génn adduna parce que yàlla moo ko décidé gis nga tey ji ngi wax nit ñi génn adduna nu sakkane adduna bi ñuy génn nit ñi dañuy génn adduna ba keroog ñi muy jeex ndax yàlla noonu la ko bindee kon heure boo yeewoo loolu opportunité da nga koy c'est-à-dire tu crées l'opportunité moom mooy sama 24 heures yi kañ laa war a yeewu
kañ laa war a tëdd fan laa war a dem lan laa ci war a wax loolu mooy créer opportunité instant bii nga toog di seetaan télé di wala seetaan benn série wala di nelaw am na koo xamante ni mi ngi créer adduna bi am na koo xamante ne la 3 heures de temps de sa journée day seetaan ay série am na comme 3 heures de temps day def recherche kooku dans 10 ans mënu leen yem dans 10 ans moo lay créer li nga xamante ni da nga naan oto bu bees bi wala di bu bees bi ki ko créé nit la comme yow mais lan la def moom ci ay temps il a créé l'opportunité de devenir quelqu'un alors toi tu n'as pas eu le temps de saisir l'opportunité bi nekk fii mooy am xel am temps pour dund kon opportunité dañ koy créer opportunité dañ koy saisir mais oustaz Taib Socé opportunité wala importance vie kan lañ koy gën a mesurer ñun mooy suñ gisee dee wala dee nekk fi lu tax loolu waaw xam nga daf ñuy jege pourtant dee sax warul ñu mën a fàttali tudd damay ñëw ci li imam waxoon léegi waxoon naa la ne la adduna bi yàlla dafa teg am na aaya boo xam ne constitution la comme laa la waxoon lépp looy def yéene ci am ci àllaxira bu résultat bi ñëwee mooy sa adduna nga jëriñoo ko kon yaa ngi ci adduna bi dund mais yaa ngi am àllaxira yaa ngi am adduna imam wax na léegi opportunité dund bi mooy sa capital nit ku ne sa dund mooy sa capital parce que booy def commerce boo man société bu da ngay am capital suñu capital mooy suñu dund temps yi ciy def mooy vie xam nga nag dafay wuti dunya ak xayaat du benn du bàyyi adduna ak vie bi du benn adduna moom moo fi nekk rek di ñaan yàlla moo defaral ñu lu rafet ci adduna buñ nee rabbana atina fi dunya li muy tekki mooy yàlla nga ñu may dund bu rafet ci adduna bi àllaaxira nga may ñu fa dund bu rafet encore parce que dund la vie ci l'islam dafa am dund ci adduna ak dund ci àllaaxira adduna moom adduna la àllaaxira doon àllaaxira mais dafa am dund ci adduna ak dund ci àllaaxira pourquoi balaa ñuy fàttaliku dund bi balaa ñuy xam ne am na chance rek ñu gis ko faatu effectivement doomu aadama yàlla ko tuddee insaan nisyan nit day fàtte xëy na li lay fàttali dee mooy faatu li lay fàtte xam ne dund bi am na chance nga gis ko faatu nit ki li nga am doo ko xam fii gisoo ko ñàkk arab day wax ne santé benn koppati la bu nekk ci boppu Taib Socé bi xam nga kan moo koy gis Aysata bu tëddee ci lal santé koppati la boo xam ne yàlla nga ko solal nit ñi wér kan moo koy gis mu nekk feebar mais jamono bi nga wéree doo xam chance su wér jamono bi ngay dund doo xam da ngay toog ba nit faatu wala ku la jege nga xam ne yow mii ndekete yaa ngi ci erreur dootu bu bëgg dara ci àdduna parce que xam nga ne fii nga jëm kon sa dund mooy sa capital bi nag da nga ciy profité di ci créer comme ni ñu koy waxee ay opportunité yoo xam ne yi sëñ bi ci ngay tabax sa adduna bi dafa gàtt dañ koy wax adduna dafa gàtt nga profité yonent bi daf jàngal nañu profitool ci 5 avant 5 bari ni ci hadisa bi xamsan qabla xamsin 5 avant 5 mooy lan profitool ci 5 avant 5 di ñëw bi ci jiitu yonent bi ne sa dund bi profitool parce que day ngi ñëw kon créer opportunité ci sa dund bi pour tabax sa adduna mais tabax sa àllaxira parce que la vie après la mort mooy contraire yonent bi ne la jeunesse shababa la jeunesse profitool qabla harami parce que màgget a ngi ñëw loolu moom ñun ñëpp d'accord nañ ci bëgg nañuy dund doon ay jeunes kërëb mais jeunesse du continuer bu dee bu góor gi du continuer bu dee bu jigéen bi du continuer li ngay ñaan yàlla mooy fan woo gudd bu sa fan guddee dañ lay yëkkati kon nee na jamono bi ngay amee kattan la jeunesse profitool parce que màgget a ngi ñëw créer ay opportunité ci sa jeunesse màgget a ngi ñëw yonent bi ni hayata qabla mawtik shababa qabla haramik naka noonu mooy lan mooy hayat mooy sa santé avant feebar di ñëw la santé c'est très important nga profito parce que contraire santé mooy feebar te mu ngi ñëw kon profito bi nga wéree nga def ci lu ba par exemple dama koy waxtu fi su may def conférence la jeunesse dama ne jeune bi nga xam ne sëy bi day fanaan a baal ba bër set baal laa wax fanaan na baal ba bër set mais sëñ bi kooku ki fanaan na baal mën nay fanaan na naafila mën nay fanaan na julli mais nga fanaan na baal ba bër set sa jeunesse yëpp nga teg ko ci baal ba say oom baaxatu nga doon mag di julli di toog foo ko teg nga doon mag di julli di toog kon jamono bi sa tànk yi baaxee nga nekk jeunesse ci ngay profité mun ci jaamu yàlla gu correct jamono bu say oom baaxatul yàlla xam ne say oom yi li ko yàq ba nga doonee xale daan nga jaamu yàlla kon da ngay profité ci sa jeunesse avant màggat di ñëw yonent yi moo ñu koy jàngal nee na profité ci sa temps parce que ñàkk jot gi ñëw nit da ngay am temps am naa temps boo xam ne dama koy wax xale yi sama doom yi danaa leen koy wax profité leen ngeen jàng
parce que xëy na bu dee man la wala condition yi ma leen di ngeen toog di ngeen ma gis kon jamono bi ngeen ko amee profité leen parce que bisa ngi ñëw ngeen ñàkk ko kon dund bi loolu lañ koy séddalee sa dund balay faatu sa santé balay sa feebar de jeunesse balay màggat di ñëw sa temps balay ñàkk temps di ñëw kon dund bi noonu soo ko séddalee rek sëñ bi sa dund dina baax lool parce que dund bi ay étape la da nga nekk xale ne ci say loxo yaay ak sa baay foofu dara waru la fa war boo amee orientation bu baax mooy nga jàng profito parce que yaay ngi dem bàyyi ngi dem profito xale nag yaa koy keneen condition yu tax mu profito parce que yow yaay baayam yaayam yaa koy aar mais bis dana ñëw yow nga dem moom mu resté kon foofu na fa xale bi profito leen fa war a def mu def ko bu dee jàng na jàng bu dee éducation na am éducation parce que bis bu ngeen demee rek moom kenn éli sa balaa muy wéet nga formé ko tabax ko ba soo demee ndeysaan dina mën a xam ne àdduna noonu la demee kon yónnent bi hadisam yi dafa bëri hadis yoo xam ne ndeysaan dafa bëri profito ci 5 avant 5 kon daal dund bii nañ ci profito balay dee di ñëw très bien alors balay dee di ñëw nag ci dund ab jullit liggéey àdduna la mais liggéey àllaaxira wax dëgg yàlla alors Imam Birame Pouye ñu nekk ci jamono gu xaw a doy waar nekk ci jamonoy mbas oustaz mu ngi koy Pape mu ngi koy laajte léegi nit ñi dafa mel ni balaa ñoo fàttaliku chance bi ñu am di dund rek ñu leen di annoncer ay décès alors ci jamono yi ñu toll nekk ci mbas saa yoo xëyee ñu naan la tant de personnes génn nañu àdduna ñun saa yu ñu xëyee xamuñu daf nañ dajeeg feebar bi mu daaneel ñu yóbbuñu ni mu yóbbee ñeneen ñi lan moo war a nekk taxawaayu jullit li war a nekk taxawaayu jullit soxna Aïssata moom mooy mu bàyyi xel bu baax que li oustaz wax léegi moom mooy ñaari dund la war a dund 2 vies kayfa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turjaun yàlla sant dafa ne naka ngeen di weddee yàlla parce que te fekk yàlla da leen dundal 2 fois wala leen 2 fois quand on était dans le néant on n'existait pas etc. li processus la le fait que ñun ñaar ñu bëggante ci àdduna bi processus la bëggante woon nañ fële alam arwaax yàlla mu ne ndax nekk ma seen borom ñëpp d'accord instant bëggante waat nañ fii bu sa kanam dañuy bëggante waat fële mooy nit ñi génn àdduna ñu suul leen après ñu bëggante waat fële mais foofu séparation totale cette fois-ci yëpp ñoo ànd parce que alam arwaax ñëpp ñoo nekk benn àdduna bi ñëpp yu nekk benn bu ñuy suul ñëpp même suuf si nañuy suul mais yow même temps vraiment dañuy séparé en tout cas am na possibilité ñu séparé ñu mooy ñi jaamu yàlla di correctement yàlla àjjana leen di yóbbu ñi nga xamante ni jaamuñu yàlla safara leen di yóbbu yàlla moo ci alxuraan pour la première fois ñu séparé lañu kon lan ngay bàyyi xel mooy attention maa ngi dund goo xamante ni je suis responsable de cette vie maanaam man dan ma jox ay outils ay jumtuwaay yu tax man ma xam lépp li ma war a def man dan ma koy laaj parce que je suis conscient maanaam li may def xam naa ko moo tax nit bu fekkente ne commencé wutul xam rek ñu teggal ka ki feebar ki nelaw ki dof ki kooku dañ koy teggal parce que il n'est plus conscient donc sa conscience bi moom mooy sa responsabilité donc dee gi ngay gis premièrement warul bett kenn parce que yenn saa ne woon na axiru zaman dee day bëri donc dee gu bëri gi soxna Aïssata day njëkk dëggal waxu borom santal la ci yoon saasal muy benn deuxièmement pour wan a tële ak doomu aadama maanaam ni doomu aadama nekkee ku impuissant yàlla teral doomu aadama mooy ingénieur bi mooy milliardaire bi mooy médecin bi mooy professeur bi mais bu dee ñëwee dafay dee il est impuissant devant la mort instant bi médecin li mu mën parce que islam nan na fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna na ngeen laaj ñi xam fekkee xamu leen instant bi ñi xam mooy spécialistes yi mooy les médecins les virologues ñoom ñoo maîtriser ñoom seen biir ñëpp xam na ne ñoom tële nañu li na mënoon mooy détecter benn maladie wax lu mu tudd wax naka la lay dalee naka nga ci aaree wut ay vaccin loolu na mën depuis 2 ans nit mi ngi làmbaatu soxna Aïssata depuis 2 ans doomu aadama ki gën a pointu ci kaw suuf bi ñuy yeewoo ñi gën a aay ci kaw suuf 2 ans ñi ngi làmbaatu ils ont créé des vaccins ces vaccins sont créés en variants ces variants nous massacrent fa ayna tasabun donc on va constater les dégâts comme ça li nu mën mooy lépp def nañ ko nit depuis 2 ans yi adduna bi lépp ñu ngi concentré wu ci médecine xoola boo xool ce qu'on appelle l'oxygène médical nga xamante dem nañ ba créer jël benn 1 litre boo xamante oxygène liquide la génne si 800 litres oxygène gazeux pour nit ñëw di ko mën a noyyi mais nit ñi ngi dee parce que amuñu oxygène moo tax yàlla su bëggee dogal benn mbir on va rester impuissant benn solution nga am pour constater que mooy chaque jour soxna Aïssata ngay jub ak sa borom la seule solution est être toujours en phase avec ton Seigneur. Très bien en tout cas da nga am loo si sànni yow sax. waaw am na solo imam comme ni ma ko waxee rek yaa Fatima dund bi daal mu ngi nii sunu borom moom mooy ki ñu ko jox nañu xam li tax mu jox ñu ko
dee gi nag bari na dee gi yàgg nay bari dafa am loo xam ne doo bëgg nit ñi xam ko alquran def ne innal mawta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee gi ngeen di daw mu ngi dajeeg yéen xam nga li ngay daw muy dajeeg yow am na beneen aaya nee lay mu ngi lay dàq mu ngi lay dab mu ngi la féetee gannaaw mu ngi dajeeg yow mais sëñ bi nit ñi yàgg yàlla mooy bind nit ñi fàttu yàgg nay am xëy na corona dafa siiw mais yeneen feebar yi li muy rey ci ay doomu aadama sëñ bi kenn xamul nu mu toll ba ñu juddoo ba léegi avant ñuy juddu nit ñaa ngi fàttu mais ñun dañuy fàttu arab day wax ne man lam yamut bi sayfi mata bi xayrihi taaddatil asbaabu wal mawtu waaxidu ku jaasi reyu nit leneen dina la rey lii sabab dee moo bari mais dee moom benn la ma bëgg ñu xam ne même ku ci corona reyu nit dee ngi ñëw kon su ko defee nga dund lii mesures yi nga jël say mesures mais ba juddoo ba léegi man daaw ba rek defoon naa ne ren du ma fekk aja daaw li yëkkati impôt bi yëkkati ci corona bi mais man defoon naa ne fii mais sëñ bi ren du ma fi fekk du ma toog fii waaw yàlla mi ma aar daaw ba rek mënun may aar ren ba déwén continuer sama dund terewul nañu jël les mesures mais dégg nañ ko teg de côté te xam ne ku corona reyu nit dee moom mu ngi ñëw voilà loolu moom il faut ñu xam ko en tout cas amoon na solo bu baax a baax Papa Alioune Sarr jërëjëf imam jërëjëf soxna Aïssata di ñaan mbokk yi ñu gën a concentré wu parce que axiru zaman na nekk maanaam rien n'est évident mooy yàlla day gën tasaaroo pëccëxoo day bëri ci kaw suuf ki ci gën a mucc rek mooy ki gën a lucide ki gën a dal loolu rek moo am solo te pour nga lucide pour nga dal foo nga bari la ngay jàng alxuraan foo nga bari la ngay julli kon nit ñi nañ delluwaat ci tuub saa tey soo wax na keroog am solo mu ne vaccin am na solo waaye tuub del sa borom moo gën a wóor loolu am na solo jërëjëf imam Biram Pouy jërëjëf Oustaz Taïb Socé jërëjëf Papa Alioune Sarr jërëjëf imam yi à chaque fois